di nuyu soxna Zeynabu Njegéen Mbàkke Ndey Fay mu ne ñu jox ko sëtu Seex Ibra waaye waxal ne ñu jox ko sëtu Seex Ibra ak sëñ Bàmba waaye yaakaar naa ne du hasard nit jógee kër maam El Hadji Njegéen dugg kër sëñ Bàmba ak Seex Ibra mais nuyu honorable soxna Seynabou Sène Maymuna Sène di nuyu suñu jigéen Fat Sène di nuyu ñëpp ci turu collectif des maires bu département Thiès te ministre Augustin Tine jiite ko te ministre directeur de cabinet bu président noo ngi leen di nuyu le ministre daf ñu woo ñun maire yi yépp tey ci présidence xamal nañu dafa waroon ñëw teew si fii ci ndigalu teew fi ci ndigalam waaye teewale fi ci ndigalu président waaye sarsu directeur de cabinet dafa diis mu ne kon nañu ñëw fekki si leen fii ci Thiès bokk ak yéen jataay bi ma ñëw ànd ak Daouda Tine au conseil nekk maire Touba Toul El Hadji Talla Diagne nekk au conseil nekk maire Thiénaba El Hadji Mamar Ciss nekk au conseil nekk maire Kër Moussa également noo ngi ànd ak suñu rakk Ibrahima Ndoye di ministre du conseil spécial bu président de la république di responsable lu Diender noo ngi ànd ak Ndoye Aliou di maire Kayar noo ngi ñëw ci turu Augustin mu di leen sant di leen gërëm di wax ne Benno Bokk Yaakaar li ñu gën a ittewoo tey mooy boole seen bopp nekk benn yàlla dogal ngeen am xalaat boobu yéen jigéenu département bi àndandoo nekk benn waaye ngeen woote lii te jaare ko ci lislaam mu di leen sant bu baax di leen gërëm nee na président de la république daf ko waxoon bi mu yëgee loolu ne loolu na ko loolu danga ko bàyyi xel bu baax dinaa ci dugal sama loxo waaye na ngeen leen taxaw ku ñëw nag ci jataay bi maa ngi nuyu conférencier bi waaye balaa conférencier bi tàmbali mais jigéen ñi yéen conférence ngeen parce que couleur rekk day wax boo ñëwee ci tànt bi ñu fekk leen ngeen muuroo vert muy couleuru l'islam ngeen sol blanc muy couleuru jàmm la paix madame la ministre ñëw daal di xadd kaabe gi ne nun ay panafricain lañu yor noir te loolu lenn lu ci nekk dafa am nag lu muy tekki xëy na conférencier bi bu ñëwee dina ci dugg waaye ngeen am thème bu am solo boo xam ne àdduna yépp nag ñoo war a bàyyi xel ci thème boobu mooy jigéen politique ak l'islam jigéen moom dafa am benn boroom xam-xam bu mag bu tudd Salih ibnu Abdul Qudus nee na boo defaree góor defar nga benn nit mu mën a servir réewam ak famille mais boo defaree jigéen defar nga nation al ummu madrasatun ida a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raqi kon politique itam nekk lu noobal loo xam ne ki koy def su xamee li muy def bu ñuy wàññi ñu baax ñi ci moom la ñuy tàmbalee ndax ki yàlla yónni woon ci nun mu andil nu ramadan salawatullahi wa salaamuhu alayhi newoon nanu man ballaga
saa sultaanin xaajata man laa yastatiu itlaqaha wajabat lahu aljanna. nee na ku taxaw ba jël aajo yi nit yóbbu ko ci kilifa gi yàlla dénk pouvoir te nit ki mënul woon faj fab aajo jooju yóbbu ko nga yóbbu ko ca moom mu faju, man yàlla maa lay warlul àjjana. kon politique kenn mënu ko génne ci l'islam, l'islam kenn mënu ko génne ci politique. Augustin mu ne président de la république bi muy dem waxoon na ko ne comme jigéen ñi seen objectif mooy yóbbu ay nit Makka ca barab bu tedd ba, am ñaari billet ngi nii na nga ma leen ko joxal. yaaya ñaari billet Makka ngi nii, président de la république moo leen ko. le ministre mu ne jàppoon na waaye dana gën a jàppaat. nee na enveloppe bii moo ko ci tegaat ngir jàppale leen. yaakaar naa ne nag juróomi ponki lislaam yi ponk bi ko juróomeel te ñépp mënuñu ko mooy aj. aj nag ñépp mënuñu ko, kon ku la ko mënal may na la loo xam ne keneen ku ko deful mënalu la ko. kon gàcce ngàllaama président de la république. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. initiative bi muy initiative organisée conférence religieuse bi dajale ko ci kuréel ñuy tuddee Benno Bokk Yaakaar. ñuy nuyu bu baax suñu sœur l'honorable député Maïmouna Sène di nuyu madame Yaya Cissé nga xamante ni moom ak Fama Aïdara ak Mariam Sina ñi nekk comité d'organisation et la man li ma leen di gën a wax rek mu nekk ñaar mooy ne ñu fàttali ñu ko woon xëy na tey dafa nekk ci war a wax parce que mbiru diine la mais ñu fàttali li ñu ñëw mooy politique ñu koy def ci benn dëkk bu tudd Thiès. bañ na ko ba Thiès la tudd ci département bi, Thiès la tudd ci commune bi, Thiès la tudd ci région bi, mais ñuy départ ci la ville de Thiès. ma wax ni leen dañoo génn ci élection présidentielle, yàlla def li mu def ci Sénégal, ñu war a sant yàlla. loolu mu def ci Sénégal mu am spécifiquement nu mu demee ci biir Thiès ville, ñu am ci leneen lu ñu jëm ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. ci loolu dama leen di wax ni yéen jigéen ñi lu ngeen defal plaidoyer dëkk bi ñu naan Thiès doyul, lu ngeen wax ci ñu bàyyi xel Thiès doyul, parce que dafa am ñu bëgg a teg ñaari Thiessois. dafa am ñi nga xamante ni dañuy teg Thiessois bi nga xamante ni mooy Thiessois bi contre président Macky Sall, te lu muy wax danaan xeeb na wala gisul wala doyul ci li président Macky Sall def ci dëkk bi. ñu bëgg ko opposer ak beneen Thiessois bi nga xamante ni dafa ànd ak président Macky Sall ba pare ni président jàmbaar nga, Thiès a ngi lay gërëm, loo def ci Thiès doy na. ma leen di ñaax ci ngeen bàyyi xel ci loolu, ngeen xam ni lu baax jigéen na ci dugal kàddoom.
lu defaru jigéen a ci dugal kàddoom fu ngeen mën a yeggalee seen baat seen influence ci ku defar Thiès defar ko ku ko defarul woon defar ko ku ko mayoon dolli ko ndax position bi ñu nekk la dañu nekk ci dëkk bi nga xamante ni dafa bari li ñuy wax gëb la mooy banlieue Thiès dafa bari quartier yi nga xamante ni dafa nekk quartier yi nga xamante ni lu metti la ñuy dund te lu metti loolu ñuy dund lu ci ëpp ci jigéen ñi ñoo koy yëg kon ñu leen di ñaax ngeen bañ a fàtte loolu xel ci seen doxalin ñun nag pourquoi lu ñu bëgg war nañu mën a taxaw wax ko président ni ko ñun Thiès doyluñu gisuñu bàyyi ñu xel defal ñu defalaat ñu defaral ñu Thiès parce que bu fekkonte ni moom mënul bu doonte ni président Macky Sall yàlla daf ko fal mënoon na gagné ba pare du am bilan parce que nit dina def ba pare du ci am bilan mais dañoo gis mu defati defaat ba ñu gëm ni kii defkat la kii ku man la kon ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk Thiès dañu ànd ak moom lu ñu li wolof yi di wax tëgg gulaali mooy nga tëgg sa gémmiñ di yuuxu pour ni ko suñu dëkk bëgg nañ ko suñu dëkk fonk nañ ko suñu dëkk 4% 7% la fi démarré woon tey mi ngi ci 40% suñu dëkk boobu la ñuy ñaan taxaw parce que ay citoyens lañu ñu dolli ko ginnaaw dama wax ni benn xëy bu président xajul ci Thiès parce que ñu ci bëri dañuy wax naan 44 milliards li mu def ci ndox rek ndox bi mu ñëwee Thiès li mu fi def ci ndox rek mat na 271 milliards kon xam nañu mais li may wax te di ko bëgg ñun ñëpp ñu partager ko comme élément de langage mooy ñu bañ ñun wax ni ñi ànd ak Macky Sall daal ñoom ñi ngi fi ñoom fu ñu gisee Macky Sall ni ko li nga def Thiès gis nañ ko doy na vraiment yaa ngi ñuy defal non ñu jël nag ñeneen ñi ni yéen a bëgg Thiès parce que fu ngeen taxaw waxal Thiès waxatuñu waxu président de la République ci kàttanu yàlla ak mbaaxam moo fiy toog ba 2024 waxu gox-goxaan la ñuy wax te gox-goxaan yooyu dëkk bi ñuy wax Thiès jigéen ñi dañ ci am solo bu yaatu beneen élément bi mooy mon frère Pape Mayel wax na ko politique képp ku ciy dugg ñi gën a sax ma noppalu ci politique mooy ñi nga xamante ni yàlla def na ni biñ ciy dugg fekk na yenn yàlla may leen ñu fàgg ko parce que politique ku ciy dugg pour am boo ko defee ni nga ko war a defee loo am di nga ko ci defaat je prends un exemple banal honorable député Maïmouna Sène xëj na benn instant yéene woon na ko ñu ñëpp ñu yéene ko mu bëggoon nekk député mais xam na ni tey lépp loo laal ci député gi di nga ko joxaat ci askan wi bu dee di nga def politique comme ni nga ko war a donc politique kenn du ko def pour am mais nag derrière toute conviction se cache une ambition c'est-à-dire képp koo gis nag muy politique waxul ni naa ci am alal waxul naa ci am dara mais soxla na ci reconnaissance xam nga man dama jël sama exemple bopp dama am malchance su dugg ci politique te awma benn ndombo tànk bootuma ci benn parti bu am solo mais daj naa li nga xamante ni mburu daj ko ci taal parce que li tax reconnaissance boobu baax da ngay ñëw sax ci mbooloo boo amul benn tur ñi lay teeru sax dañuy am fan lan lay teg parce que yow noo tudd nga ni maay monsieur Diop koo doon nga ni maay monsieur Diop ñu la waa toogal fii donc pour wax ni nag suñu jigéen ñi li ñu leen di plaidoyer mooy ci titre yi parce que dañu xam xolu ki koy ñun président
dañu am lu ñu yàlla may mooy duñ ko jay duñ ko jëw parce que loolu taxul ñu ànd mais xam nañu xolam ci jigéen te man dama xam yow fi mu la teg monsieur l'administrateur du parti xam nga di ngeen dégg lu nekk ñu ne parti bi c'est pas structuré mais déggoo ñu ne poste administrateur bi ñu ngi koy xuux ñu ngi koy xeex wala ñu ngi koy xuloo donc xam nañu fi mu la teg waxal ko ni ko suñu jigéenu Thiès yi na leen gestu ci titre yi na leen gestu ci titre yi nga xamante ni moom moo koy joxe ma wax ni nag ñépp mënuñoo am ñépp tamit mënuñoo dégg monsieur le ministre ñépp mënuñoo dégg honorable député waaye am na ci yenn yi nga xamante ni bu fekkente ni jot na ci te mu koy def ñi ngi koy ñaan mu gestul ñu suñu jigéenu Thiès yi pour plusieurs raisons mérite bi jigéen ñi am élection dafa doy waar Pape Mayel xam nga ci lu bari parce que yow tu es un produit des sciences sociales xam nga politique tamit élection da ngay dem gagner mu jox la ay dayo boo amul woon nga am dayo bu rëy dem perte mu wàññi la ba yow da nga naan ndax kii man la c'est-à-dire une victoire électorale te donne des vertus que tu n'as pas du tout une défaite électorale t'enlève tout mérite ba ñu fàtte ni yow jàmbaar nga woon te suñu jigéen ñi ay jàmbaar lañu parce que dem ci élection 2012 ba léegi ci biir dëkk bi dégg goo fi wiiw te terewul bu taxaw jotee nga taxaw te bu ñuy dem ci élection yaay njëkk ci bureau de vote yi mujj fa te même boo gañewul le lendemain bu ñu woote waatee nga taxaw ba pare def ko dans la discipline ñi ngi lay ñaan nga waxal ñu président de la république nañu gën a gestul suñuy jigéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu